وعليكم من كل خلق سلام لوقلق إلهي دون ليالي وعليكم من كل خلق سلام لوقلق إلهي دون ليالي مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين Alhamdulillah. En fait, j'ai une liste de 5 à 6 questions ici. Par contre, j'ai relevé que j'en ai aucune du côté des dames. C'est un peu à regretter quand même. S'il y a du côté des dames des gens qui ont des questions. Bismillahirrahmanirrahim. Donc la première question a été posée par Babacar Sissé.
La première question a été posée par Babacar Cissé. Il dit que souvent, il a constaté, surtout du côté des Sénégalais, il y a beaucoup de gens qui disent quelque chose et qui disent s'il plaît à Dieu et au prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou ils disent s'il plaît à Dieu, au prophète et à mon cheikh. Est-ce que c'est autorisé en l'islam? Le fait de dire s'il te plaît, s'il plaît à Dieu et au prophète, s'il plaît à Dieu et à mon cheikh, est-ce que ce n'est pas une forme d'associationnisme? C'est la première question de Babacar Cissé. Moom dafay laajte ne dafa seetlu ne Sénégalais souvent dañuy wax naan su neexee yàlla ak yonent bi su neexee yàlla ak sama sëriñ ndax loolu du benn forme bokkaale daal. En fait, Imam Tahay, est-ce que tu as compris la question? Imam هذا يسأل لماذا بعض السنغاليين إذا قالوا شيئا أو أرادوا أن يفعلوا شيئا يقولون إن شاء الله أو إن شاء فلان وفلان. لماذا يقولون إن شاء فلان وفلان بعدما قالوا إن شاء الله؟ هذا هو معنى سؤاله. يا أبا بكر سيسي li nga laaj inshaa allahu rek lañu war a wax bu soobee yàlla bu soobee diw mënul am benn coobare boo xam ne ci la mbir yi amee yàlla rek lay soob mbir am. dëgg la nag yàlla dina kàttanal jaam ba mbir di amee ci jaam waaye ku xam dëgg mbir ma ci biiram doo fa gis jaam da ngay xam ne la hawla wala quwwata illa billah lay am ci yàlla rek lay amee. dana ko feeñalee ci jaam nag waaye bu mu tax yow mukk ngay gisal jaam ba benn pexe kàttan ba tax nga naan bu soobee yàlla ak diw ak diw ak diw déedéet yàlla rek lay soob mu am. wa ma tashaa'una illa an yasha allahu rabbul alamin. Alhamdulillah. Donc c'était la première question de Babacar Cissé. La deuxième, elle est celle-ci. C'est qu'en fait, il dit qu'il a entendu un jour un homme de Dieu dire que le prophète a autorisé une fois aux chrétiens, il les a autorisés à faire la messe dans la mosquée de Médine. Qu'en est-il de cela? mu ne day laajte ne moom dafa mës a dégg benn nit yàlla wax ne yonent bi mës na may yéefar yi ñu def messe maanaam jàngu yooyu ñu def ko ci jàkka yonent bi nga xam ne moo ko tabax te mu nekk Médine ndax loolu ci yan condition la amee ndax am na sax. ndax am na mooy wax ji ku ko laaj. sëñ Aboubacar Cissé deuxième question. mooy sëñ Aboubacar Cissé wax jooju taseegu mag moom fenn lu wéral ne am na. mosuma ko gis mosuma ko jàng tekkiwul dajal naa nag njàng waaye de alhamdulilah jot naa gëstu lu bari de waaye dajeegu maag moom nag fenn fu ma mën a waxee ne wéral naa ne loolu am na ndax innamal mushrikuun najasun ku gëmul yàlla ni ko islaam jàppee duul ku laab ku sell ku war a mën a dugg ci néegu yàlla yi kon yonent di may ñu dul jullit ñuy dajewoo di def seen loo xam ne jaamu beneen diine la ci néegub yàlla bu ñu naan jàkka la jàkka yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisuma ko dégguma ko te dëppoowul ak li nga xam ne moo dëppoo dëgg gi ñu xam l'islam di ko nangu. Alhamdulillah pour la réponse. Il y a Moustapha Noumbelane qui demande, il a aussi deux questions. La première, c'est les obligations dans la tariqa Tidjane. Quelles sont-elles? moom daal day laajte farata yi ci tariqa Tidjane lan la. waaw tariqatu tijaaniya mooy lan njëkk. tariqa buñ ko waxee yoon lay tekki yoon bu nekk am na fu mu war a yóbbu ka ca tegu. shariatul islaamiya sharia yoon la
ad diin diinul islaam yi buñ ko waxee diin yoon la kon tariqa buñ ko waxee yoon la waaye yoon la bu yaatoowul ni yoonu sharia ku bëgg a tegu ci yoon wu yaatu nag te amuloo ku la gindi mun nga am na ngay jàddantoo ci digg yoon wa mun na yéexal sag yegg borom tariqa yi ci lañ jël yoon wu gën a ndaw gën a jub te ànd ak ñoo cay wommate di yóbbu ci yàlla Cheikhuna Ahmad Tijaani yoon bi mu xàll pour ku àndook moom ci yoon bi mu yóbbu la ci kennuk yàlla ndigal la mu ngi ko jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndigal nag ca la leer ca la barke nekk alhamdulillahi ba nga xamee ne ndigal la neex naa layal lépp a ngi ci alxuraan lépp a ngi ci hadis yi tudd yàlla lañ doon waxtaanee tudd yàlla bokk na ca yi ca gën wax nañ ko mooy astaghfirullah nga wax ko téeméer bi fu mu jógee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na moom dana ballu yàlla téeméeri yoon ci bis bu nekk kon ñu am astaghfirullah di ko wax téeméeri yoon tudd yàlla bi yàlla wax ne nañ ko baril ak salaatu ala nabi bi mu wax ne nañ ko baril danañ def astaghfirullah ma ne téeméer salaatu ala nabi téeméeri yoon laa ilaha illallah téeméeri yoon suba ñu def ko ngoon ñu def ko bukratan wa asila lay yaa ngi ci alxuraan bari na lii mooy tariqa tijaan Cheikh na Ahmad Tijaan yoonam bii mu tuddee tariqa ñu koy askane ci moom mi ko sos di tijaan moo tax ñu ne tariqatu tijaaniya yoon boobu nag ma ne ay santaaneem du ludul balu yàlla suba ngoon taqoo ak di tudd yàlla di julli ci yonent bi lan mooy farataam nag bu ñu ko waxee farata mooy lislaam li lislaam santaane mooy farata ci biir lislaam lañ mën a wax lii farata la kon ci biir tarixa duñ mën a wax ni lii farata la lii ngëneel la rek la ñuy mën a wax waaye nag alhamdulilah ba nga xamee ne tudd yàlla farata la ci alxuraan kon bu ñëwee ci tarixa ba itam boo laajee luy faratay tarixa bi mën nañ la wax ne mooy tudd yàlla waaye lan mooy farata ya ñu bëgg laa limal ne yéeg-yee la ma ne doo ko déggee noonu ci biir tarixa daal topp ko ngëneel la nga ca mën ngaa wax ne sunna la waaye luñ ca mën a tànn ne mooy farata ya mooy sunna ya ci biir tarixa lislaam lee ay farataam lee ay sunnaam loolu nekkul ci ku bëgg daal sa xol leer bari la tudd yàlla suba ngoon yow mi nekk tarixa tijaan yàlla baaxee na la ko boo ca nekkee xamal ne yaa ngi ci lu gërëm loo yàlla te dina la may nga sey ci baatu laa ilaha illallah bi ni ñu ko doon waxee léegi. Jazakumullah khayran. La deuxième question de toujours Moustapha Noumbelane, c'est les destins. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Parce que c'est une question très ambiguë dans l'islam. On li muy laajte moom mooy toujours Moustapha Noumbelane mu ne la mooy dogal mu ne ndax mën nga ñu ci waxal tuuti ndax lu xaw a lëndëm la ci l'islam wala lu xel yi jàppul trop. alqada wal qadar atte yàlla yeeg dogalam yi ñu bari wax nañ ci kay te it ñoo yeey wax ci ndax bu ñu waxee ne lépp luy am yàlla amal na ko njëkk juddug nit ki te gis nañ ba léegi yu bees a ngi am yu bees yooyu am luy dog a am la wala luñ amaloon la luy dog a feeñ la wér mooy yow de gëmal ne kulle yawmin bépp bés yàlla huwa fi sha'nin mu ngi ci mbir mu bees muy amal mbir mu bees moomu nag muy dog a bees muy dog a am la wala mu amaloon la muy dog a feeñal jàppal ne luy dog a feeñ la kulli yawmin huwa fi sha'nin film biñ filmé ba nga xam ne dañ koy teg di ko seetaan filmé woon nañ ko loo ci gis xamal ne day dog a feeñ rek waaye nekkoon na kon àddina bi loo fi gis muy feeñ nekkoon na ba yàlla amalee mbir yi xalimba ga yàlla doon bindee ni mbir yi amee xalimba ga wow na fendi na bindatul dara mbir yi day feeñ rek waaye nag bu fekkee ne gis nga ne lii ku ko def ñu ne mooy kii baaxle lii ku ko def ñu ne mooy kii bonle nga bëgg a xam yow ndax mën nga caa jëf loo amee lu baax mën nga caa moytu moytoo looy dawee lu bon dellu si waata rek gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam laaj nañ ko laaj bu mel nii mu ne leen jëf leen kullun muyassarun lima xuliqa la ku nekk dañ koy yombalal yoon ba nga xam ne moom lañ ko xàllal ba mu teer fa yàlla namm ci moom koo gis muy def lu baax di wax lu baax rek waxtu wu nekk xamal ne mooy que yàlla bind ne moo war a nekk nit ku baax moo war a nekk nitu àjjana koo gis mu takkoog lu bon la tegu na ci yoon woo xam ne de bari na bu mu teeralee nit
fudul fa nga xam ne moom la nit di bëgg di fa teer kon daal mën nga àttee ca na nga gisee nit ka nekk ci rek nga ne kooku loolu mooy mbiram amaa nag mujj yi nga xam ne ci la nit koy xamee nag mooy kan ak mooy fu muy teer yi mooy fan loola mu nga ci coobare yàlla yàlla rek ko xam kon koo gis muy def lu baax daal nel ku baax la ku texe lay doon koo gis muy def lu bon xamal ne la muy def bon na mën naa yóbbu nit safara waaye nag bu mu tax nga ne safara la teeri mandul rek nag ci jaamu yàlla yi yàlla yore seen mbir. Jazakumullahu khairan. Malik Cissé aussi a demandé, parce qu'il a dit que dans le Coran, il est dit que Ibrahim n'a jamais associé son Seigneur. Il n'a jamais fait partie des associateurs. Et pourtant, dans un autre verset, il est dit que, en fait, Ibrahim, avant d'avoir eu la foi véridique, il avait dit un jour, il avait vu le soleil et il a dit, Haza Rabb, c'est lui mon Seigneur. Après, il a vu en premier la lune. Il a dit que c'est mon Seigneur. La lune a disparu, il l'a dit par rapport au soleil. Est-ce que ça, c'était pas une forme d'associationnisme? Malik Cissé moom dafa ne dafa gis ne ci alxuraan yàlla dafa ne Ibrahim musul bokk ci ñi koy bokkaale waaye gis na tamit ci beneen aaya yàlla di nettali ne Ibrahim moom balaa ngëmam di mat mës na xool weer wi ne kii yàlla mooy sama yàlla bi weer bi demee mu ne jant bi ñëw mu ne kii mooy sama borom mu ne ndax loolu doonul woon bokkaale. Ibrahima musul bokkaale boromam yàlla ko wax te li yàlla wax rek kay dëgg lim doon xool di wax naan lii mooy sama borom lii mooy sama borom bu ca noppi woon ba ay waxam jeex te waxul lay dëgg kon mën nañu wax ni Ibrahima bokkaale na boromam waaye ba muy laata jeexal wax ya wax na ne dara nekkul yàlla kon teeruwaayu lam wax moo firndeel ne lam doon wax yàlla la ndax lam doon wax lan la laa ilaha mun nga wax ne yooyu mu doon wax yëpp laa ilaha laa ilaha ba mu waxee lay dëgg nag la saxal illallahu ndax dégg ngeen ma lii yàlla la ba mu yeggee ca kennuk yàlla lam ca war a wax muy dëgg dajale na loolu yépp seeyal leen ca kennuk yàlla ne yàlla rekk nag mooy yàlla xaw naa xóot waaye déggee ca rek Ibrahima mosul bokkaale yàlla te yàlla ko seedeel ne mosul bokkaale yàlla maa ngi lay gis yaa ngi wax naa dëgg maa ngi koy gis mu nga wax na dëgg léegi wax nañ dëgg waaye nekkuloo kee nekkul lii nekkul yàlla rekk a nekk kon ba ma saxalee nekkuk yii maa ngi koy saxalee ci kennuk yàlla mi nekk ba ma dàqee nekkuk yii maa ngi dàq ne yàlla nekkula kenn ci nekkam gi kon dàq ak saxal la Ibrahima nekkee woon moom la doon wax moo tax mosul bokkaale boromam. Alhamdulillah. Par contre, il ne faut pas hésiter si je me trompe dans les questions parce que je l'ai mal posé. Alhamdulillah. Donc, Mokhtar Diop a dit que Mokhtar Diop a posé une question à propos du porc. Pourquoi, en fait, dans le Saint-Coran, on nous a interdit le porc? Lu tax ci biir alxuraan Mokhtar Diop moo laaj ci lu tax ci biir alxuraan ñu tere ñu lekk yàpp mbaam. jërëjëf ci lislaam nag du ñuy bëgg lu tax baatub lu tax kenn du ko laajee ci gëm yàlla yàlla mi xam la tax moom rek a digle nañu jëfee moo tere nañu bàyyi yow kay li la war déggal toppal rek sami'na wa ata'na rek moo la war bés buñ gisee lenn ca ya tax nañ wax ne lii ci li tax la waaye moo tax kenn waru ko wax am na ko mos a gëstu yàpp mbaam lu tax jullit ñi di wax naan araam na gëstu ba gëstum sori gis ne am na benn microbe bu ci nekk boo xam ne li ñoral yàpp wi reyul microbe ba mu xool ci appareil gis ne microbe baa ngi dund ba léegi mu ne kon nag lii moo tax alxuraan araamaloon yàpp mbaam kon daal bés ni ki tey xam naa ne ki mënoon a gis microbe bii te appareil yooyu amul xam naa ne kii ku yàlla xamal la ku yàlla yónni la ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci la duggee ci lislaam ma ne wax ja rafet na waaye nag rafetul rafetaay bu jar di toppaat waxtu wu nekk ba gëm ne ndekete loolaa tax yàlla araamal yàpp mbaam ndax boo ne lii moo tax rek bés buñ demee ba xam-xam mayee ñu mën a seppi loola day mel ni kon yàpp mbaam dagan na
nañ wax ne kon loola ci la waaye lii moo tax islam du ko wax loola taxul waaye ci la yàlla rekk a xam nag nee naa ci biir waxtaan wi lay baaxal nit ki ci lekkam ci naanam la koy lor ci lekk ak naanam yonent bi xam nit ki biiram ak bitim moo joxe ndigal yi ci xamleeg yàlla moo joxe tere ya ci xamleeg yàlla bëgg nañ lu baax nañ jëfe ndigal ya nañ bàyyi tere ya wa ma ataakum rasulu fa xusuhu wa ma nahakum anhu fantahu waaye lii tax laa tax buñ ca sonn ñun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il reste la dernière question, c'est celle de Amadou Ly. Donc l'avant-dernière question. Par contre, il est 18h20. Amadou Ly a posé une question, il a dit laisser les interdits est-il plus aisé que de faire les recommandations de Dieu? Quelles sont les ressources ou les moyens par lesquels peut-être l'esclave de Dieu pour y arriver? Quelles sont les ressources de l'esclave de Dieu pour y arriver et y demeurer éternellement? moom daal dafay laajte ne bàyyi tere yi ndax moo gën a yomb def ndigalu yàlla yi ba pare lan la mën a jaam bi mën a sukkandikoo ngir mën a yegg ci maqaama boobu maanaam bàyyi tere yëpp te di jëfe ndigal yëpp ba pare des ci nag ba faw. bàyyi tere yi mu gën a yomb jëfe ndigal yi lu mu ci doon wàllu boppam la laaj na nga muñ lool lépp loo gis ne bànneex la bu nekk ca lañ la tere bakkan di la ca ñoddi lum neex ci kaw rek la nuru ne neex na waaye lu bon la muñal bëggul ko def. doom ji nga am mu bëgg a naan kaasub soow buñ poisonné xiifam bëggam soow ma bul yërëm sa doom bul bëgg sa doom bul bëgg lu ko neex ba bàyyee ko kaas ba xam nga bu ko naanee la cay topp. yonent bi nag mooy way jur bi ci ñun ñooy doom ji xamul liñ bëgg lan la xamuñ li ñuy jëriñ xamuñ li ñuy lor moom mi xam lay baax di baaxal suñu tey ak ëllëg lam ñu digal nañ jëfee lam ñu tere nañu bàyyi. ma ne ngir nga mën a bàyyi nag tere yépp da ngay gëm yonent bi rek gëm ne mooy ku yàlla xamal ñëwam du lu dul sëg yërmande yow jàmbi nga jëfee ndigalam bàyyi tere kon ngir nga mën a bàyyi tere ya fokk nga not sa bakkan muñ lool la nga cay gisantu mu mel ni bànneex te xam ne bànneex nekku ci lépp lor la lam lay digal it nag noonu la nekkee lu baax ci yow tey ak ëllëg bu fekkee jëfee ko mel na ni coono nga ca itam muñal rek nangoo jëfee te xam ne la ca nekkal lu baax la tey ak ëllëg te loolu rek nga bëgg kon nag la ci gën a yomb ak lu ci gën a jafe dara yombul ca waaye dara jafewul ca ngëm rek mooy may nit ki mu tegu ci yoon jëfee ndigal bàyyi tere loolooy laaj bi wala am na beneen rokk bu ci nekk. laaj na tamit ci lan ngay sukkandiku ba mën a des ci maqaama boobu. liñ mën a sukkandiku mooy gëm yàlla gëm yonent bi rek boo xasee ba gëm ne laa ilaha illallah muhammad rasulullah warul nekk ci wax rek dafa war a àndoog nga gëm nag ndigalam nga jëfee tereem nga bàyyi loolu rek mooy ndimbal. jazakumullahu xayran kon. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah Cheikh ñu ngi lay ndokkeel jotaay bi wax diggalam yaatu na lool kawe lool waaye dama suivre depuis ci Italie ñi le conseil islamique de France seen négociation yi ak gouvernement français bi mais dama gis ne ñoom dañu insister gouvernement dafa insister ci boor ci côté xutba yi ñuy def ci jumaa ji d'ailleurs dañuy ne dañuy interdit étranger gan gu jógee fële ñëw ñu jox ko mu xutba te ñii aussi seen xutba yi dañ koy seetaat presque ni ñu ko daan defee daal duñ ko defee ndax dafay pousse ñeneen ñi ñuy dem ci terrorisme ak yooyu ma di ko melale ak négociation yu palestiniens yi ak américains yi te mënumaa toog mukk ci jotaay ak ay mbokki jullit sama xel du dem ci ñoom may laaj ñoom est-ce que dëgg-dëgg dañuy insister di leen dogal loolu li ñuy xutbaa wala déet wala dañ leen di war a wax loolu li ñu war a wax ndax ñoom dañ caa d'accord ma ne bu boobaa est-ce que duñu leen jàngal aaya bi lan tarda anka al yahud wala nasara hatta tattabia millatahum de même que te dafay valable ba tey ci suñu mbokki palestiniens yi parce que aussi contexte international fi ne du ñu permettre mukk pour man
ñu dajee bu ñu doon ñaar sax ba jógee fii te loolu ay problème bu sérieux la mooy place su l'islam fi nekk nii ci àdduna bi ñu nekk média bu am doole bi te ñeneen ñu yore ko loolu daal laa ne woon bëggoon naa ci tuuti xalaat leeral surtout ci côté moom mi nga xam ne xam naa ne comme moom mooy imam principal fii ci Nantes du ñàkk moo am ci lu ñu mën a leeral. salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum asalaam wa rahmatullah dinaa la ci tontu bu fekkee moo ci am kàddu mu wax waaye li am mooy lislaam ci mboolem jamono ci mboolem barab jullit bi mooy jullit bi ci mboolem jamono mooy jullit bi ci mboolem barab xam bi nga xam ne mooy xamug lislaam alquran la sunna la fu nekk nag ci barab ak jamono loola rek kay xam-xam du soppeeku gouvernement politique ba muy doxal moo xam ban ngëm la ko doxalee waaye du tee mukk lislaam ay lislaam bu benn jullit bëgg lu gërëm loo benn gouvernement ba tax ngay àndoog moom ca loo xam ne dafa safaan wante ak sa diina donte dañ lay fay ay milliards ci sa jiite ga ngay jiite jullit ña sax bu mu tax mukk milliards ya jaral la nga jaay sa diine jëndee ko sa àddina kon kenn warul tënk imam bay xutba ca lii nga war a wax wala lee nga war a wax imam xutbaam dafa war a wax lu tolloo ak jamono ci dégginu diina lii mooy xutba jàngal ci alxuraan julil ci yonent bi waxal ci nit ñi waxal ak nit ñi loo xam ne dëppoo na ak jamono ci seen dégginu diina ba nga xam ne li ñuy gis ci biti du leen gëlëmal ci seen diina lii rek mooy xutba kum mën a doon nag am xam-xam fu mu mën a dem ñu doyloo ko xutbaloo ko buy wax te wax ci lii xutba ga mu xutba ka fa dëkk di boroom xam-xam benn la te it kay gan mun na am sax la muy wax dana gën a dëgëral ña dëkkoon ne lii kat ndeke mooy diina ju wér ndax dégg ci imaam bu mel ni taarix di boroom xam-xam di jiite di waare ci alxuraan sunna yëgowu la keneen ku jógee fu mel ni Sénégal koo ko yegg si la mu wax dëppoog la mu doon wax day dëggal ne diina rek kay diina dëgg rek kay dëgg ci kum mën a doon ak fu mën a jógee Alhamdulillah. Je crois que maintenant, n'est-ce pas, c'était posé à Tariq, Imam Tariq. c'est bon. Donc, comme il est 18h20, on va donner au président pour qu'il clôture en fait la séance. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah xaqa xamdihi ñu ngi sant yàlla ci ndajale bi ñu yàlla ndajale fii ñu yàgg sentu bis bi ba yàlla may ñu ñëpp dogal ñu fekkee ko muy conférence bu ñu yàgg wàcc woote nañu wuyu si ngeen li yëngu ci yëngu-yëngu àddina bari na ci barab bu nekk wante woote nañ ci lii yéen yàlla xiir nañu ñëw wuyu si jotaay bi mel nii kon dañu war a wax alhamdulilahi di wax rek Cheikh Ibrahim jazakallahu xayran di ko waxaat jazakallahu xayran imam Tariq moom mi nga xam ne def na yitteem bu kawe bàyyi léppam ñëw teew ci lii nga xam ne ñu ngi ko woo muy diine di islaam te it di bunt boo xam ne rek ngir yaatal mbaax la kon wuyoo na ci lii ñu ngi ko ciy gërëm di ko ci sant di wax rek ne li gën a sabablu sax ñu invité ko mooy man juma Malakoff lay jullee wante li mu mës a teew ci xutbam yépp mooy xutba bi dafa jub xutba bi dafa sell xutba bi dafa kawe te ku teew ci xutbaam da nga jëriñu te da nga yëg ne xol buy dund moo koy wax te it ba suma cheikh Ibrahima Sall ñëwee mu yóbbu ko fa mu jullee fa yàlla def mu dëppoo moom mu jiite bis boobu kon mu ñëw ba joxanteeg moom loxo mu dëggal li nga xam ne maa ngi ko doon yëg ci xutbam yi kon nag loolu waral nag ma ne kon bu ab fekkee ne am na lu ñuy xewal kon moom bokk na ci ñu war a invité kon ñu ngi ko ciy gërëm di ko ci sant di ko ñaanal yàlla mu gën ko kaweel te it yokk ko ci li nga xam ne nag mooy maqam yi nga xam ne Cheikh Ibrahima junj na ko léegi na wax yu xóot wax yu kawe ci anam bu jege ku dégg nga ku déggul ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla may ñu dégg
ndax ku dégg moo la déggloo te suñu wuyu si ci jotaay mel nii rek nekk lu dul sàkku dégg boobu ndax xam-xam leer la te it luy leer yàllaa ko moom kon moo koy jox ko mu soob te leer googu nag ku ko mën a dékku rek mooy ki nga xam ne mel noona melokaan yi nga xam ne mu ngi ko tudd ci taqwallahi taqook ragal yàlla ak wéetoog ci baat bi nga xam ne mooy laa ilaha illallah kon ñaari baat yooyu moo ëmb jotaay gi yépp moo waral toogaay gi yépp kon ma ne ku bëgg a jëriñoo ci baat googu ngay jëriñoo ku bëgg a sey nag ci kanamu yàlla des ak kanamu yàlla toog ci maqaam bi nga xam ne mooy maqaama Ibrahima xam ne yàlla tàgg na ko ne musul bokkale ma ne ku dund li baatu laa ilaha illallah da nga dem ci bokkale kon jubluwaayu jotaay bi waxtaan gi ku naroon yaatal ci baatu laa ilaha illallah du jeex kon Cheikh Ibrahima sa ñëw ci France war a jàll France dem Suisse war fa jógee dem Suède war a jóge Suède dem Canada war a jóge Canada dem États-Unis lépp rek ngir islam lépp rek ngir yéegal jaam yi nga xam ne ñu ngi ci islam yóbbu leen ci iman ngir rek wommat yi nga xam ne ñu ngi ci iman yóbbu leen ci ihsaan ndax kat ñetti maqaama yooyu moo am te képp kuy jullit seede ne laa ilaha illallah muhammad rasulullah ñetti maqaama yooyu ma ne war na nekk sa jubluwaay war na nekk sa taxawaay ngir mën a dañ ci bokkaale googu kon ma ne ñu ngi dox liggéeyam loolu la tey mu ngi nekk ak ñun bu fi jógee dana nekk ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi xaar ci yeneen barab yu sori lépp rek ngir mu ànd ak ñoom dundal leen ci li nga xam ne mooy laa ilaha illallah lépp rek ngir xamal leen ne dox am na àgg ci yàlla am na jullit ki warul toog rek ne julli la woor la pare ci déedéet ndax junju na ko ci xutbam bi ne julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amul lenn lu ko gën a kawe ci xeetu jaamu yàlla ndax bu fekkee ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa waxal boppam ci xadisul qudsi te yàlla xamal ko ne képp ku julli ci moom benn yoon yàlla julli ci yow fukki yoon ba ni ngay julli ci moom fukki yoon yàlla julli ci yow téeméeri yoon ba ni ngay julli ci moom téeméeri yoon yàlla julli ci yow junni ba ni ngeen àndee yéen ñaar dugg àjjana ci këram gi nga xam ne mooy àjjana bi gën a kawe ci kay àjjana yi kon ma ne maa ngi woo suma mbokk ci yàlla maa ngi woo ñi nga xam ne mbokk ak nag ñoom ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi mbokkook di woo ñi nga xam ne mbokkook nag ñoom ci Cheikh Ahmed Tijani ngir wax leen ne yokkute am na te it jaam bi warul nekk ku taxaw ndax yàlla bu waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko qul rabbi zidni ilman waxal sa borom ne na la dolli xam-xam yonent bi nga xam ne yàlla xamal na ko lépp luy xam-xam li tàmbaleeg li mujj yemul ci loolu nee na ko waxal sa borom mu dollil la kon dolli googu mooy rek jaam bi war na yittewoo ndax yàlla bu waxee ak yonent bi rek xeet gi la waxanteeg ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon war nañoo dégg loolu yëg ne jamono bu nekk dolleeku war nañ koy séntu suñu bopp te dolleeku boobu mënul am fekk topp ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam te topp yonent bi mooy toog ak ñi nga xam ne rek ñooy wëllu yàlla yi ni mu ko waxee ci xaddis bi al jullus bayna yaddi waliyin walaw qadar qalbi shaatin li gën ci xeetu jaamu yàlla bokk na ci nga toog ci ronu wëlliw donte diir bu ñu ratt gàtt la kon bu fekkee ne loolu mooy maye ci li gën ci xeetu jaamu yàlla ci demondo bu nekk ñu ngi yóotu kawe ñu ngi yóotu am ak jegeg yàlla ma ne yoon gaa ngi noonu ay alxuraan yi firndeel ne jaam bi war na topp wëlliw yàlla bi war na ut loo xam ne dana ko jégaloo yàlla bari na liñ ci mën a wax rek mooy képp ko xam ne guddeem ak bëccëgam ci yëngatoog dalam ci nelawam ak yeewam lépp rek yàlla la ko jox ma ne kooku boo ko toppee rek boo ko jegee dana la yóbbee ci nga melokaan bu nga xam ne mel na ko di ay alquran bi di wax ni wasbir nafsaka ma'a allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuridun wajhahu wala tahdu aynaka anhum forcel sa bopp toogal ak ñi nga xam ne dañuy tudd seen borom
subaak ngoon te jubluwaay tudd seen borom boobu nekk lu dul jàmm yàlla, jubluwaay nekk lu dul janook yàlla. kon ñooñu ma ne boo leen toppee da nga mujj àgg ci kenn yàlla, da nga mujj des ak dëgg te dëgg mooy yàlla alxaq. kon maa ngi leen di woo mboolem ñi nga xam ne mbokkook nag yéen ci mboolem wàll yi ma tudd di islam iman ihsan dañu yëgal ne doole ko am na, dañu yëg ne doole ko am na te ànd ak ragal yàlla te wéetoog ci baatu laa ilaha illallah. kon maa ngi wax jazakallahu xayran wala ma ne jazakumullahu xayran ci yéen ñëpp seen teewaay, rawatina ñi nga xam ne ñoo teewoon jotaay bi tey di imam Tariq ak suma cheikh Ibrahima Abdoulaye Sall. kon maa ngi jëlaat kàddu gi di ko delloo suma cheikh mu defal ñu ñaan ñu yeewe ko. asalaamualeykum wa rahmatullah. kon ñaan gi ñaan naa ko ci mujjug jotaay bi yàlla mu bari leen mu tabe mi jamono boo koy ñaan loo ñaan xeebal, ndax ku bari la ku mën a maye la te bëgg na lool jaam di ko ñaan. moo wax ne fa du'uni astajib lakum. kon ñoo ngi koy ñaanaat ñaan goo xam ne mooy nañu nangul julli bii ma wax ne nañ ko àndoo si julli ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu nangul ñu ko te bu ñu ko nangulee lépp luy mbaaxam nañu ko ci maye, lu feeñ ak lu ndëbbu tey ak ëllëg, ku ñu jaboote ñun ak koo xam ne moo ñoo ko jaboote. sunu réew yépp nañ ci mbaaxle goo xam ne day daw laj daj mboolem goxi àddina bi ñëpp di baaxle ci mbaaxle gi ñu yàlla lay maye si ci fajug aju gii may ñaan yàlla. ñaan nu mu gën a yaatoo na la gën a nangoo loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. kon nañu yaatal, yàlla ko bari la. allahumma yow yàlla laa ilaha illa ant iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in taqabbal minna wa min walidina wa ixwatina wa axawatina wa ahibaina wa jamii al muslimina wal muslimat. ya rabbi sharh sudurana jamian wa nawir qulubana waj'al fi qulubina nuur al ilmi wa nuur al fahmi wa nuur al hidayati wa nuur al salahi wa nuur al wilaya. wa hab lana fahman wasi'an fi maani kalimati taqwallah wa kalimati la ilaha illallah. allahumma nawir qulubana, allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. هب لنا جميعا عمرا طويلا مباركا معمورا بالخير والتعالى وأفل علينا بهور الخيرات والأرزاق والنعم والبركات في سائر الأوقات من خزائن فضلك بجاه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدر مقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدر مقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.